mbokk téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar di jégalu bu baax a baax si retard bi ndax suñu invité mu ngi soogay ak si doon honorable député bokkoon tamit nekkoon député ci assemblée nationale di Aminata Diallo nekk coordonnatrice du mouvement Fal Khalifa gis ngeen ni nag coow yi fan yi bëri na si Yewwi Askan Wi implosion la mën nañ ko wax nag gis nañ ñi génn ay frustré di ñaaw lu baax a baax seen position bu ñu nekk seen liste gis nañ tamit coow li diggante Saliou Sarr ak Déthié Fall ku si nekk ni sa morom moo waxul dëgg loolu yëpp Aminata Diallo dina ko yaatal ci biir émission lan moo si responsabilité Khalifa Sall responsabilité Ousmane Sonko Aminata Diallo maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. maa ngi lay fay El Hadj Malick Cissé xanaa embouteillage yi moo tax nga jaajëf waaw parce que boo ñëwee ba fii dañ lay wax doo jàdd gauche pour dem point E wala di ñëw fii dañ la naan da nga dem ba université donc da ngay wiiri ji ñuy jéggalu bu baax a baax sénégalais yi di rafetlu jotaay bi macha allah di nuyu borom kër gi ak wala borom kër yi di nuyu sunu oustaz Taïb Socé di nga xam ne ni sunu xarit la sunu soppe la ñoom di jëbbub sa ak grand Mamadou Ibra Kane ak ñoom Alassane Samba Diop di nuyu ñëpp ñi fi nekk macha allah. très bien alors Aminata Diallo gis nañ ni Yewwi Askan Wi fan yi yéen ñi si actualité bu baax lu xew Khalifa Sall jàppal Khalifa bàyyil Khalifa. Khalifa moom yoonam. te yow yaay coordonnatrice mais mënoo fi wax ni yoonam newul si ñuy newul si lii coow ni élection la élage. oui élection moo ànd ak bruit ànd ak coow liste waxatuma la mbirum liste tànn la bind kii ku nekk nga war a tànn te fooy tànn rek dana am ku mu naqari ak ku mu neex. oui c'est important loolu nag am na leneen lu ko gën a am solo li ko gën a am solo mooy. ñu ànd yeewi askan bi looloo ko gën a am solo. ànd yeewi askan bi ànd ñun ñëpp ñu yeewi askan bi looloo ko gën a am solo. donc coow li comprendre nañ ko. waaw mais quand même coow li quand même dafa doy waar. lu toll na ay kilifa yu nekk si yeewi askan bi ngeen mën a def erreur yooyu la seen wàllum liste. waaw mais loolu waxal mandataire. waxal mandataire bi ngeen njëkk wax ni DGE direction générale des élections après léegi finalement. entre Déthié Fall ak Saliou Sarr am na ci responsabilité. parce que man responsabilité DG am na ci responsabilité wu Déthié Fall dafa engagé parce que moom mooy mandataire. Saliou Sarr nag Saliou Sarr du mandataire. dama ne yow fii nga toog fii. émission bi ñu la jox. sa responsabilité la nekk. oui keneen ku fi taxaw fii ci caméraman yi ñëw taxaw fi def émission bi ba bourde am ci boo ko engagé wul dañ la war a génnee ci biti. kon da nga bëgg wax ne kon da nga bëgg wax ne liste bi responsabilité Déthié Fall la. Déthié Fall mooy mandataire maanaam tous les leaders de Yewwi moom la ñu fal ne ko yaay sunu mandataire te ñun ñëpp xam nañu élection yi nu muy doxee. mais moom erreur bi la ko mën a dalee. 2014 man 2014 sabotage la wala. non 2014 man Grand Yoff nekkuma woon mandataire. mais dugg naa ànd ak mandataire bi dégg nga wax ji. mais bi ñu waree déposer liste yi mandataire bi moo jóg yenn lépp dem ci kanamu préfet ak waa représentant Sénat ñu def contrôle de conformité contrôle de conformité nag mais élage loolu DGE la te contrôle de conformité kaay ma wax la dañuy xool ne fii Dakar 7 la normalement soit mu def 4 hommes 3 femmes wala 4 femmes 3 hommes amul leneen léegi contrôle de conformité boobu waa DGE ñoom est-ce que dañoo muuroon seeni bët parce que quand même élection nag démocratie nag moo ñu may ñun li ñuy dund ci sunu ay préfet mooy ne ñoom sax bu amul parité sax dañ lay delloo liste bi mais yéen loolu lan la leen mën a dalee dañ la naan xoolal fii ay góor mais Aminata loolu lan la leen mën a dalee yéen tamit Aminata Diallo quand même Déthié expliqué na oui Saliou Sarr expliqué na Déthié li mu wax ñëpp dégg nañ ko ñun bi ñuy defar liste yi ba wàllu di ñëw man wàllu ay 18h xaw ma 19h la ñu ñëw QG bi ñu ñëwee lépp a changé loolu aussi dañ ko war a ci sóoraale ci yëf yi bi ñu ñëwee ba signé seen protocole bi ak waa Yewwi ñu dem ñoom ñu war a dem préparer wu pour les listes yi ñu war a ñëw dugal bi ñu defaree yëpp gis nga dossier yëpp Khalifa daf ko def ci ngandi valise déggoo ma de valise trouvé bu ngand la ko def pour rek mu am bañ a am benn problème mu jox ko mandataire ñoom ñu des QG Saliou Sarr ak ñoom Déthié ñoom Adjuma Sow ak yooyu ñoom ñëpp ñu ànd ñu bàyyi fa Khalifa Ousmane Sonko
ñoom Cheikh président Cheikh Tidiane Youm. ak ñeneen ñoom fa lañ toog donc ñooñu duñu ko mandataire. El Hadj xaaral rek El Hadj xaaral il faut mu leer ci boppu sénégalais yi. li Déthié wax. dafa ne moom dafa dugal yeneen liste yëpp ba mu des bu Dakar man boobu benn problème boobu kese la am. problème boobu nga am parce que quand même Dakar c'est pas n'importe quoi. Dakar ñun am nañ fa. au moins ci local yi passé ay plus de 150 000 voix li lay gañaloo je crois que loolu doo ko tayale donc Déthié amul pour wax ñu Déthié dafa tayale Dakar non du question tayale mais amul pour wax ñu ne Saliou Sarr non Saliou Sarr du mandataire ak rôle bi mu ci mënta jouer du mandataire kon dëgg bëgg wala dëgg bëgg dégager responsabilité léegi nag bi Khalifa Sall bi mu leen nee responsabilité Saliou Sarr la bi ñuy dem ñoom bi ñuy dem avant ñuy dem ñun ba ñu defaree liste yi taxawu Sénégal moo ci amoon 3 hommes dégg nga wax ji ak une femme mais bi wàllu ñëwee Khalifa ndax bëgg consensus ndax bëgg ñun ñëpp ñu ànd ñu gagné moom mu jël ci moom responsabilité benn génne jox waa wàllu mais jigéen la leen jox donc bu wàllu indee waroon indi jigéen indiwul jigéen indi góor xam nga kon day indi jiixi jaaxa mais terewul Khalifa réglé na ko ci guddi gi le problème nee na Déthié da ngay génnee benn góor bi nga def Ngone Mbengue te Ngone Mbengue son dossier est là-bas donc bañ demee def contrôle de conformité est-ce que loolu yow loolu amul lu mu def si sa bopp yow El Hadj ndax contrôle de conformité waa DG dañuy toog waa Sénat ak yooyu ngeen ñëw ngeen indi seen ay liste teg ne par département ne département Mbacké 5 la 5 yi soit ngeen def 3 hommes 2 femmes wala ngeen def 3 femmes 2 hommes léegi contrôle de conformité bi xam nga lan la waa DG dañ naan fii 5 yi waa c'est bon def ngeen fi 3 hommes def ngeen fi 2 femmes c'est conforme léegi ngeen door a indi dossier yi est-ce que dégg nga wax ji ñu indi dossier yi ñu xool carte d'identité xool lépp ndax c'est conforme mais Déthié Fall nee na léegi nag lan moo tax oui erreur bi yëpp Saliou Sarr la lan moo tax DG di jël liste boo xam ne ni ñu def contrôle de conformité ba yow nga ne c'est conforme ba nga jël ko kan ni c'est conforme Déthié Fall DG oui booy def contrôle de conformité mandataire mooy dem toog ak DG ak waa Sénat waa DG bañ leen di jox liste bi def nañ contrôle de conformité kon ñoom xamuñu ne ñett yi ci mujj et puis benn agent bu nekk ci biir kii moo génnee benn article dégg nga coow loolu alors que Khalifa Sall moom dafa ne fii góor bi nekk puisque ñoom ñett la Abbas la Joseph ak Pala nañu jël def Abbas jël Ngone Mbengue après wàccee Joseph pour benn problème am kon loolu am na donc man Déthié bu waxee ne dafa jël loolu noonu ak cachet jox Saliou Sarr loolu mënul nekk ci li ma xalaat kon daal Déthié Fall mooy sunu mandataire moom moo war a rendre compte moom mooy responsable mais lan moo tax ñoom ñëpp même bu ñu àndee sax Déthié moom war na xam ne ni ëllëg moom mooy rendre compte mais lii est-ce que du aveu soxna Aminata Diallo ndax commencement bi Déthié Fall DG la doon wax DG jàppal mais DG ci la bokk déggoo li ma la wax non mais contrôle de conformité mais ak lu si mais DG la doon wax mais quelques jours après quelque temps après mu ni Saliou Sarr loolu problème la quand même El Hadj DG seen der du ci rafet te mënul nekk parce que nee naa la man am naa ci expérience man kenn du ma ko nettali sous préfecture Parcelles Assainies 2014 ñun ak Pa Birahim Thiam Woré Diaw ak beneen conseiller Youssou Fall ñun ñoo ànd mais Pa Birahim Thiam dafa dem jàkkaarloog préfet ak waa Sénat ñu def contrôle de conformité mu am benn change bu ñu ci waroon changer dafa dugg si waat ne préfet nee na fii am na problème mu dugg si waat mu defaraat ko mu delluwaat mais c'est comme ça que ça se fait DGE nag ñoom du ñu toog di def contrôle de conformité gis ne fii 5 hommes la 2 hommes 5 hommes 2 femmes bu fekkoon ne seen agent boobu li mu wax du woon dëgg kon DGE du jël liste bi kon jàpp nañ ne kon du ñu jël liste bi kon duñ ko laal mais parce que jàpp nañ ne article boobu seen copain bi wax article boobu agent DGE boobu wax jàpp nañ ne article bi mooy sauver li xew looloo mais quand même suñu kon sukkandikoo DGE si am li na ni ci mel ak li responsabilité xew démb mooy Dakar doo leen jàll ban loolu excès guñ ci lu tax yow bul fàtte ne parrainage yi fii loo fi gis rek am na jurisprudence gis nga liste Dakar yi am na jurisprudence ñu ngi fàttaliku 2001 alelo ñun dañ ko bind parti socialiste daf ko bind département Tivaouane Ablaye Wade ñoom ñu bind ko fële PDS foog naa fal la woon xaw ma genre yooyu ñoom ñu bind ko mais bi Khalifa Sall en tant que mandataire du parti socialiste ba mu bindee
expliquer process bi waa cour constitutionnelle dañuy jox dëgg parti socialiste ñu génnee ko mais fii on va plus loin c'est que ñi ñu bindoon sax ci boppam. ne bii lañ dugal si même jour bi bindaat nañ ne ñoom désisté nañ bokkuñu kon foofu amul lu bees luñ fa war a indi. kon da ngeen di bokk. parce que tous les dossiers étaient là déglu ma El Hadj booy yóbbu ay dossiers dangaa yóbbu dossier Ngoné Mbengue ma nga fa woon. ci biir DGE dugg na. kon yow réaménagement rek ngay def kon DGE am na rôle bi mu ci joué te élection yi ñëpp xam nañ ne Dakar mooy problème majorité. majorité seen problème yëpp Dakar moo tax coow li ni pour looloo tax ñu bëgg a def ko ndëgg loolu aussi su si amee aussi invalidé pour Dakar mais loolu ça ne marchera pas parce que ils ont un parrain de plus. oui mais loolu aussi su amee mais aussi da ngeen di nangu da ngeen def erreur. dama ne mais da ngeen koy nangu aussi jurisprudence Malick Gakou mu ngi fi. parrain de plus même bu dee benn ba moitié laa la wax de moitié parrain sax. La liste elle est invalide. Donc s'il n'y a des parrains, assez de parrains, si la liste de Benno Bokk Yaakaar pour le parrainage passe, la liste de Dakar elle passe. jeex na. mais foog ngeen nangu benn élection Dakar élection Benno Bokk Yaakaar. mais foog ngeen nangu benn affaire Aminata Diallo mooy def ngeen erreur. léegi wax nga fi nga ni responsabilité Déthié Fall dafa engagé wu mais nangu loolu quand même. dama ne mandataire moo war a rendre compte wax na li mu ciy wax kon Déthié Fall dafa juum. moom mooy mandataire moo war a rendre compte complot la wala sabotage. loolu xaw ma ci dara loolu moom le temps laissons le temps au temps. te lan mooy responsabilité Khalifa Sall. Khalifa Sall yoonam nekku ci. mais la moo tax nga bëgg si génne. non responsabilité Khalifa Sall. Khalifa Sall day mandaté. Khalifa Sall lan mooy. mais kan moo defar liste Khalifa Sall dafa dugg mais kan moo defar liste yi. non yow El Hadj. mais Khalifa Sall bañ ciy dugg ak Ousmane Sonko quand même. dama ne Khalifa Sall ak Ousmane Sonko dinañ leen ci ne kàccet teg leen nele. lu tax seen yoon nekku ci duñu mandataire defar nañ liste yu baax. ña yóbbu liste ya bu problème yi am ñooñu war a expliquer te kenn kese mooñ ci war a expliquer mooy le mandataire point. mais nga ni Khalifa Sall n'a rien à voir dans ça. mais Khalifa Sall bañ na ko sax moo jël ci bennam ci taxaw ak élection ni mu méttee ak ñun taxaw ñun ñoo gañe woon ànd ak ñun ñëpp yeewi bu ko neexoon mu ne man du ma maye keneen na jël sa benn nga maye. mais nga ni Khalifa Sall mais boo xoolee sa liste nationale yow El Hadj xoolee liste nationale ñun 1 ba 20 xam nga ñaata lañ ca 3 parce que Khalifa moo doon defar te kuy defar yow yaay jàppale ñeneen ñi ñu gis seen bopp kon Khalifa générosité la wane sérieux parce que bu wanewul woon sérieux ñëpp duñu taxaw ne ko Khalifa yow defaral ñu suñu mais quand même frustré yi gisuñu loolu. waaw ñoom Girassi ñoom Jamil ñoom Cheikh Bamba Dièye ñoom Aminata Lo quand même ñoom gisuñu loolu ñoom Khalifa Sall nañu wax El Hadj gis nga ñooñu ñëpp buñ ci jàppee benn du loolu moo am solo li am solo mooy ñoom peut-être ci mer la parce que am na ñoo xam ne jàpp nañ ne assemblée abonné lañ fa war a nekk voilà mais ñoom niñ fa bëggee nekk am na ñeneen aussi ñu fa war a nekk kon ñun ñëpp dañu war a am générosité wu Khalifa Sall mooy jël ci ay nitam génnee leen dugal leen yéen ñëpp ngeen gis seen bopp et puis kuy defar liste nag El Hadj ñoom 38 leaders waa léegi da nga bëgg a wax ne 38 leaders yi ku nekk benn place 1 ngay nekk Ousmane Sonko mooy 1 léegi ñoom ñëpp dañoo bëgg a nekk 1 wala 38 il faut mu am ku nekk 1 oui mais ñoom dañu ñaawlu seen ay position non xoolal nu mu demee position fii mais bien sûr mais quel que soit Alpha El Hadj dama ne ils sont 38 il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit 1 une femme ñëw te bu ñu fàtte parité bi femme day ñëw ñu door a am 2 te ñooñu noonu leer na ma ne seen femme dugg na ba pare kon ñoom seen bopp moo leen tax a jóg. intérêt personnel. du ma wax intérêt personnel. parce que dañu war a ànd seen bopp leen tax a jóg mooy intérêt personnel du intérêt général. El Hadj ak quel que soit li xew. ñoom Ousmane ak ñoom président Youm ñoom Khalifa Sall ñoom ñëpp li ñu gëm boo gisee ñoom ñëpp ñoo ñu toog li ñu gëm mooy nañu ànd gagné ñu yeewi askan wi. bu melee nii nag c'est normal mais déjà yow El Hadj yow sa ticketoo est-ce que parce que quand même on ne retrouve sur le net que les listes de Yewwi Askan Wi loolu nekkul problème ci yow non lan moo tax Benno Bokk Yaakaar seen liste kenn gis ko ci internet bi lan moo tax ñeneen ak même wàllu bi nga xam ne ni xam nga parce que ñun liste nationale ñoom dañu am seen liste nationale ñun département yi la ñu séddoo ci lañ leen boole ñun ñëpp ñu ànd mais ñooñu kenn gisul seen liste parce que am na ñoo xam ne ñu tapis dans l'ombre ñu bëgg a tas Yewwi parce que xam nañ ne. mais Yewwi tas na Yewwi mënut a tas. non mais tas na quand même mais mënoo fi wax. Yewwi tas na c'est un projet Yewwi c'est un projet. mais li mooy projet ni ngeen di yeewee askan wi Yewwi c'est une dynamique
bu ñu passé fii di nga xam ne Yewwi c'est un projet Yewwi c'est une dynamique boo xam ne pour Yewwi askan wi nekkatul dynamique intacte. ña gëm Aminata Diallo ñëpp a ngi fi ñi gëm ne dañu war a Yewwi askan wi dinañ ànd te ñoom ñoo ànd te lii c'est passager. mais mer la te mer dana jeex. non mais si coow li ngeen di Yewwi askan wi si coow lii. dama ne ba liste yi génn Benno Bokk Yaakaar dina am tas tasar yu si am. xoolal dama ne bu liste yi génnee Benno Bokk Yaakaar dina am tas tasar. Benno Bokk Yaakaar ak yeneen ak yeneen. xam nga ñun sax ñun mais pour le moment yéen a nekk. waaw au devant de la scène au devant de ñuy l'actualité. génnee suñu ay liste kan moo balancé suñu ay liste pour bëgg rek tas Yewwi te kenn mënut a tas Yewwi. mais ku ko génne est-ce que nekkul seen biir. ñun ban intérêt la ñu am. mais y a des frustrés, y a des te frustrés. ban frustré nooy xamee ne bind nañ la wala binduñu la élage bu ñu dugalee liste naka la ngay xamee ne bind nañ la wala binduñu la mënoo ko xam tant que DGE génnewu liste lan moo tax ñu jël liste Yewwi askan kon wi DGE ñoo génne liste bi. man waxuma DGE waaye ñan ñoo génnee liste bi loolu le temps au temps dina ko leeral te waa Yewwi xam naa ni leader yu am fulla ak fayda lañ dana leer ñan ñoo génnee suñu liste def ko ci internet bi ak DGE li mu bëgg a def loolu du jàll. alors dama ne jurisprudence Khalifa Sall mandataire en 2001 mu ngi fi pour les listes de Dakar. Jurisprudence Malick Gakou pour le parrainage mu ngi fi pour les parrainages de Benno Bokk Yaakaar. est-ce que Benno Bokk Yaakaar dina bokk ci élection mais yéen laa est-ce que dana bokk ci élection yi. ndax dem gis naa Déthié Fall di artu dama ne débat bi élection yi ñu ëppale parrainage loi bi moo ne boo ci ëppalee benn munoo bokk ñooñu la ñu war a lijjanti xam ndax dinañ bokk waaye du Dakar. mais quand même du foofooy problème du moment que Déthié Fall leeral na ko nee na liste bi foofu li mu déposé ak li mu gis du benn nañu xaar ñu nag DG waaye xam nga ni leader Yewwi askan wi ñoom Ousmane Sonko ak ñoom Khalifa Sall duñ ko bàyyee noonu. Aminata Diallo nekk coordonnatrice du mouvement Fal Khalifa mu nekk tey suñ gan si émission Kennu Askan Wi alors Aminata le silence assourdissant de Barthélémy Diaz jaaxalul la. non dafa war a liggéey mais attendez qu'est-ce que vous voulez mais mën na liggéey ba pare di wax. non lu tax déglu ma. Barth li ak coow li ni muy bëri nii yëpp. Barth fa mu war a waxee wax moom mu nekk maire de la ville de Dakar. wax coow li ni kur kenn déggul Barthélémy Diaz. Khalifa Sall moom waxi noppi waxoo boobu. Khalifa Sall moom du bojo bojo te Barthélémy it du bojo bojo. mais lu tax waxul boobu ba léegi. du wax amul pour waxagum. mais la ndax liste génnagul lan lay wax et puis lui il a son programme à la ville de Dakar mu ngi def un programme social mu teg benn programme am boo xam ne pour jàppale étudiants yi pour jàppale jigéen ñi pour jàppale handicapé yi pour jàppale ñëpp. mais loolu mënu ko tere mu bañ a wax. loolu doy na ko mu bëgg moom liggéeyal waa Dakar loolu la waxoon tey Barthélémy ma nga ca cimetière Yoff ak le maire de Yoff ñu ngi pavé cimetière Yoff yooyu moom lañ ko doon xaar te ci loolu la nekk ba liste génn bu liste génnee di nga dégg Barthélémy waaye Barthélémy heure bi talul waxu bojo bojo. alors lan nga ñan ngay tontu ñu ni situation bi lu mu joxe nii mooy Khalifa Sall dafa bëgg sacrifier Barthélémy Diaz. loolu ay waxi mbedd la ak yi waxi soxor ñun yooyu duñ ci commenter élage yooyu duñ ci commenter parce que ñun ak Barthélémy ñun ñoo génn ànd ak Khalifa Sall pour laaj plus de démocratie dans nos partis. oui pour wax ne sunu ay partis dañu war a allier waaye du pour seey ci ay partis au pouvoir donc ci lu bari ñu ànd ba tey jii kon loolu ay waxi soxor la ak ay waxi. non ay waxi bojo bojo Khalifa Sall mais est-ce que loolu war na mën a nekk kenn mënu leen séparer. non dafal ndànk. ña koy ñaan est-ce que loolu mën na nekk ay waxi soxor ndax gisoon nañ li ma la wax. nu mu seere woon digganteem ak Soham Wardini. loolu élection la ak position inconfortable bu Khalifa Sall non nekkoon ci élection locale yi quand même. la déglu ma El Hadj Khalifa borom c'est kër un la constat qui est là bu dee woon sama pap wala sa pap c'est la même chose loolu lay def boo amee sa ñaari njaboot nga war a tànn kenn. mais amoon na problème non xoolal man soit ci diggante Soham Wardini ak Barthélémy Diaz. déglu ma ñun famille lañ ñu bokk idéal Soham jóge AFP ñëw fekk si ñun ñëpp ñu ànd kon loolu lu dëgër la parce que nit doo fekk AFP président Niass mais président assemblée nationale ñoom ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar kon bu fekkoon ne day ut dara kon foofu lay dem parce que fa la koy amee waaye dafa ñëw gëm benn idéal mooy ñu nañu taxawu Dakar nañu taxawu Sénégal ñu ànd Khalifa war a àtte te li amoon dafa amoon débat de principe mooy ne maire bu nekk na toog fi nga war a toog mais fekk ne Barthélémy moom ay weer wax na ne moom dafa bëgg Dakar bu Khalifa waree àtte ak leader yi te du Khalifa kese mooy àtte parce que leader yi aussi am nañ ci seen avis bi ñëpp balancé ci Barthélémy Khalifa
moom këram bañ këram mu am effritement mu am ñii jaar nii moom day gérer waa këram parce que loolu la kilifa di def te li mu def yëfu kilifa la tey mu ngi nii barki Dembo Ndiaye ñu ngi woon Diourbel madame le maire ba mu séenee Barthélemy moom ci boppam moo jóge fa ñu nekkoon mu dem nuyu ji Barthélemy doomam la ñun ñoo ànd loolu jeex na élage ñoo ngi ci taxawu Sénégal ñoo ngi ci jëm yeewi askan bi ci législative yi te dinañ yeewi askan bi ci législative mais ni ngeen di yeewi askan bi dama ne dinañ yeewi askan bi seen tasaaroo bi fii amul tasaaroo mais tasaaroo moo fi am ña dugal suñu ay liste ña indi coow li ñoo jàpp ne yu ndaw yi mën nañoo tas yu ndaw yi dana paase ña war a tas ña ngay ñëw ña bokkul ca élection yi loolu ma ngay ñëw mais quand même lii du lu ndaw ndax man dàquma sax am ñeneen kasik yu démissionné ci yeewi askan wi waaw mais projet la projet da nga koy gëm wala nga bañ ko gëm am nañu gëm ñi gëm projet bi 38 yëpp ñu ngi fii te gëm nañu projet bi ku dem nag ba gëmatoo projet bi duñ la ŋaññi duñ la wax dara waaye xam naa ne ñoom Khalifa dinañ def li ñu war a def ba ñëpp continuer gëm projet bi ñu yeewi askan wi parce que askan wi lañ fi war a nekkal kenn waru fee nekkal sa bopp kenn waru xalaat sa position wala leneen parce que Khalifa mii bàyyi jël ay ñoñam am fi ay leader am fi ay nit yoo xam ne ni ñoo ëppale ñu bari fii ay nit mu teg leen fële dama ne Khalifa am na ñu bëri man coordonnatrice de mouvement national la. oui Babacar Diop il est coordonnateur d'un mouvement national. Opa Diallo il est coordonnateur d'un mouvement national. ñu teg leen fan waxatuma la ñeneen ak ñeneen. ñu teg leen fan. ñun lijjanti wuñu fi ñu teg xam nga ñun lan la ñu lijjanti ñu ne Khalifa. oui mais c'est important c'est important Aminata Diallo El Hadj man j'ai été député. oui. ba tey jii nit ñi buñ ma rombee ci mbedd mi dañoo foog ne député laa ba tey. xam nga lu tax parce que ni ma serviré dëkk bi te loolu man mission boobu accomplir naa ko. xam nga ci lan laa nekk. maa nga ca leneen tey. mais yow kon il faut à côté de Khalifa Sall. ma gën a jàng ma won ne sénégalais yi ëllëg mën naa am poste bu gën a rëy bu député. kon sa position man ca loolu laa nekk man position li jëntiwu ma ko. gis nga ba ñu defee liste yi ba pare. ba ñoom ñëpp ñu génn ñu dem damaa yónnee man ak Khalifa ñun ñoo fa mujjee ak président Cheikh Tidiane Youm ak beneen ñun cabinet Khalifa. ñoo fa mujjee ba muy dem dama ko yónnee ne ko papa man liste yi sama yoon nekku ci. déggoo ma kon position bu mu la teg 50e dérangé wu la man sama yoon nekku ci ay liste man xam nga lu ma bëgg continuer di jàng sa wet. boo ko laajee mu wax la mais sa yoon newul ci liste ay position xaw ma woon ni sax non mais sa yoon newul ci liste te dugal na la ci liste quand même xaw ma woon ni sax bind nañu parce que xalaatuma ko woon bokkul ci samay projet xam nga sama projet mooy la bu ñu paree assemblée bi. man dama doon servir man spécialiste de la protection de l'enfant. effectivement spécialiste genre là. ma continuer di ci liggéey gën a servir xale yi ñu génn ci mbedd mi ñu gën a protéger xale yi gën a promouvoir jigéen ñi gën a taxaw parce que ñëpp a ngi naan loi parité beeg lii ak lii c'est contraignant ak yooyu mais góor ñi bu ñu mayewul loi contraignante dina leen fa fekk. kon nag ñu continuer ci loolu man loolu laa mës a ñaan nekk ci wetu Khalifa continuer jàng parce que Khalifa ñu nag moom bañ nekkee xale ba tey kon dañu war a continuer te jàng du wees man loolu mooy sama souhait loolu la mës a nekk loolu moo tax li si bañ ko bindee sama yoon. kon daal position bi nga nekk yow dérangé wu la am naa métier am naa ay diplôme beneen diplôme bi may ut mooy diplôme ci wetu Khalifa gën a jàng administration gën a xam ci loolu laa nekk ñun dañoo fàtte suñu bopp. parce que ñun xam nañ Khalifa. pour su xam nekkee nañ ne Khalifa buy séddale. pour su buy séddale wala leneen. ñun xamoon nañ ne waa yeewi askan wi dina leen gën a conforter dina def tout ba yeewi askan wi ñëpp ànd. dina fàtte ay ñoñam. kon looloo tax ñu fàtte nañ suñu bopp argument yi frustré yi ñi nga xamante ni ñooy ñoom Cheikh Bamba Aminata Lo Dieng keroog gis nañ ko mu def sortie ba bu dëgër jëm si Khalifa Sall ñoom ñëpp nee nañ Khalifa Sall moom moo engagé responsabilité bi yëpp. El Hadj yow mën nga comprendre ñu nekk ci élection législative. oui ngeen am base ngeen nekk chef de parti nga am base nga ne yow doo dem compétir ci sa base yow daal nañ la teg liste nationale. xam nga li ma la nañ la teg ci fu neex fu nooy nga dem dugg ndànk assemblée waaye yow sa base bi nga xam ne ni moo la tax a jóg pour lan moo la tax a jóg pour def politique Khalifa ba ñu tegee Barthélémy Dias fii campagne électorale fii Dakar local. yow gis nga Khalifa Sall bañ nee ma Diop à Grand Yoff Khalifa li mu campagne sax nee naa maa ko wax fii te dee ma Diop ak Samba ak Demba kenn campagne ko Khalifa a passé la nuit tous les jours à Grand Yoff il a fait famille par famille. maison par maison pour campagne te moom nekkul woon ci liste kon fàtte na boppam xalaat liy yeewi askan bi ba ñu yeewi kon bii tamit ku nekk da nga war a fàtte sa bopp ku bëggoon
nekk ci bonne position da nga waroon dem ci sa département. loolooy dëgg. alors Kaawu Madiop Aminata Lô Dieng. oui Ndade la jël ginnaaw raay ci local elle était candidate pour Yewwi Askan Wi Mame Diarra Fam nekk candidate Mame Diarra Fam sax moo ko jiitu. kon da nga bëgg wax ni position bu mu nekk. te pourtant nekk na 12e sur la nationale tu penses que celle-là elle est plus méritante que Fatou Blondin Diop kon kooku lan la am pour wax bu ma fekkoon ne man la man du ma wax man nag li tax du ma wax ci moom parce que sama xarit la. xamante ngeen quoi te jigéen la te xam naa ci lu bari man QG laa nekk man chef de cabinet Khalifa Sall la. xam naa lu bari. xam nga lu bari te wax ju bari jaru ko. xam nga lu bari mooy lan xam nga lan la wax lay ju bari tekki. wax ju bari da koo jarut élage xam nga lan moo am solo. oui ñoom dañoo tabax benn projet mooy nañu Yewwi Askan Wi nañ dem ca projet ba te fàtte suñu bopp lijjanti askan wi. mais QG nga nekk xam nga lu bari xam nga lu bari lu muy tekki. élage loolu amul solo. non am na nee solo naa la ñun duñu ay bojo bojo ñun duñu ay bojo bojo li ñu bëgg mooy Khalifa li mu bëgg mooy ne nekk ci dynamique ba mu bëgg ba mu nekk mooy consensus. ànd nawle gëm suñu projet Yewwi Askan Wi kon nañu ànd ca loola xam nga kenn déggul Ousmane Sonko mu wax. oui ah ku xam Sonko kenn déggu ko mu wax de mu ngi na pat Barthélémy ngi ne pat ñun ñoo ngi liggéey ña war a liggéey ña ngay liggéey. ña war a amul liggéey nag. député mooy seen liggéey. alors loolu mooy seen abonnement ñooñu ña ngay wax. mais ñu ngi ñaan yàlla ñëpp ñëw ànd gëm yaa suñu ngi projet am bi nouvelle rek. Madiop Diop. waaw Madiop man je suis délégué au maire. en Oui. charge du genre et de la petite enfance à Grand Yoff. mais comprendre nga baax position am. xam nga nee naa la bu élection amee demee rek ba élage démissionné. non 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 loolu yëpp. Oui. xam nga surprise bu amee. mais non mais loolu xam ne bu ko Surprise bu ko bu jéem a amee, mais néewal Madiop c'est wax na important. El Hadj. mais bu ko jéem a néewal quand même. non néewaluma ko man Bu ko xam naa néewal. Madiop. Oui. xam naa Madiop xam naa li mu wax. mais c'est normal ñun dañu ànd ak Khalifa xoolal Parcelles Assainies mooy maanaam arrondissement Parcelles Assainies mooy arrondissement bi gën a rëy ci Dakar. quand tu gagnes Grand Yoff ou les Parcelles mais tu gagnes Dakar kon waa Yewwi Askan Wi bu ñuy investir nañu investir ñu bokk Madiop waxul en tant que moom Babacar Diop dem na ba ne ci beneen interview lire ko. Oui. ba ne Aminata Diallo mii nga xam ne moom la ñu investir dans cet arrondissement. ma nga ca 50e c'est anormal te li mu wax dëgg la. arrondissement Sa boobu position bi dafa sori. moo gën a am solo ci Dakar ku ko gagné Dakar kon foofu war nañu ñi fa nekk ñu valoriser leen bu ñu fay dugal kenn ñu valoriser ko ba nga xam ne ni arrondissement bi dana gis boppam parce que Dakar 4 arrondissement la te kon position Madiop comprendre naa ko mais moom ba mu ko waxee wax na ko pare na ci ñun ñoo ngi ci yoonu Yewwi Askan Wi ci législative yi looloo ñu amal solo wax ay waxu mbedd ki wax bojo bojo du suñu yëf. Aminata Diallo nekk coordonnatrice du mouvement Fal Khalifa mu nekk tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi alors Yewwi Askan Wi est-ce que amul ñu fa nekk ñuy liggéeyal pouvoir bi ak li xew nii. yii man loolu élage xaw ma ci lenn naada groupe boo gis daal am na lu ne ñun daal li ñu gëm mooy. Khalifa Sall nekkul di liggéeyal Macky Sall. waaw élage yow bàyyi ñu Khalifa élage mu bokk si élection présidentielle du 2024 élage bu Khalifa Sall bëggoon lu mel noonu kon loolu quand même Khalifa Sall du def 2 ans et demi de prison fii leader yañ fi dugal yépp ba am na lu leen fa fekk këyit moo leen fa fekk ñu signé ko Khalifa Sall on l'a sorti de force xam nga est-ce que xam nga loolu jour boobu ba muy génn septembre 2019 ci par force lañ ko génne dañ ko ne xoolal gis nga monsieur le maire gis nga boo bañee génn fii ci mur bi lañ lay jaarale ci mur bi dañ lay tëbal mur bi parce que Khalifa n'était pas demandeur. kon protocole Khalifa bindul grâce yoonam nekku ci grâce xamul grâce. mais quand même instant yi soxla na ñu amnistier ko quand même. Khalifa soxlawul loolu. mais lan moo tax nga ni sëñ bi soxla 2024 mu bokk si élection présidentielle 2024. El Hadj 2024 mu neex mu nakari Khalifa Sall day bokk ci élection déggoo li ma la wax nañu xoolal nañu yeewi xoolal. El Hadj fekkee ni président Macky Sall amnistié wu ko nañu yeewi askan bi ba pare rek ci législative yi loolu la ñuy ñaan sénégalais yi nañu ànd ñun ñëpp ñu yeewi askan wi Khalifa Sall nekk candidat en 2024 ñu loolooy suñu projet amuñu beneen wax. mais boobaa yeewi dama ne nañu yeewi askan bi yeewi loolu la ñuy waxante non 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 du tasaaroo. yeewi nee naa la projet la projet kenn mënu ko tas. waaw mais non mais xam nga Khalifa Sall su fa nekkee candidat su ko nekkee candidat Ousmane Sonko aussi day bëgg nekk candidat. projet c'est la réalité boo gis dañ naan projet bi fii la commencé fii lay jeexee projet bi li ñu waxante mooy dañuy ànd ba législative waaye présidentielle ku bëgg a nekk candidat da ngay nekk candidat waaye ki jiitu bu fekkee ne par exemple ñu ne président Macky Sall am na 40 ñu ne Khalifa Sall am na 35 ñëpp nañ ñëw jàppale Khalifa Sall
contre président Macky Sall loolu la ñu waxante c'est ça le projet de Yewwi c'est ça aussi li gën a am solo ci projet yi nee naa la Yewwi projet la te projet la boo xam ne ni am na note conceptuelle am durée bi am ay objectif am yépp benn objectif bi buñ ko rombee la ca des yomb na mooy ne nañu ànd ñun ñëpp ñu Yewwi Askan Wi di ñaan ñoom président Aminata Lô Dieng madame le ministre ñoom président Cheikh Bamba Dièye monsieur le ministre Guirassy ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ànd ñu nekk ca la ñu nekkoon ba ñu Yewwi Askan Wi incha allah ñi nga xam ne ñoom ñoo nar a dem représenté ñu à l'Assemblée nationale ñooñu ñu doy ñu ñun ñëpp ñu ànd te bu boobaa bu ñu gañee assemblée dana gën a neex. mais est-ce que mën ngeen àndaat ndax ñoom dañ jàpp ni. mën na nekk man non mën na nekk parce que man xam naa monsieur le ministre Guirassy man xam naa ko quand même monsieur le ministre Guirassy xam naa ko ak ñeneen xam naa ne Khalifa Sall ak les leaders dinañ waxtaan ak ñoom ba ñun ñëpp ñu ànd ci projet bi continuer ci projet bi. Aminata Diallo coordonnatrice du mouvement Fal Khalifa nekk tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi alors cohabitation moom ngeen gëm si seen projet bi que ni forcément dafay am suñu jugee si élection législative yu 31 juillet 2022. waaw loolu la ñu gëm. si lan ngeen ko wékk. waaw boo gañee assemblée moom cohabitation la loolu la teg si état wax. la constitution loolu la wax. yéen déjà da ngeen am jafe-jafe pour Dakar. dama ne xam nga ñun suñu. Dakar sotteegul seen dara leeragul pour Dakar. Dakar jurisprudence Khalifa Sall baa ngi fi de 2001 pour Benno Bokk Yaakaar jurisprudence Malick Gakou mu ngi fi benn mandataire benn parrain rek bu ci ëppee rek invalide donc. ñun loolu du suñu problème loolu tiituñ ci ñun lii suñu objectif mooy ne élection yii di ñëw yii nii législative yi le 31 juillet ñu Yewwi Askan Wi ñu gagner assemblée nationale imposer une cohabitation pour une fois dans l'histoire du Sénégal ñu essayer loolu am na solo parce que loolu day ñoñal démocratie day wone suñu démocratie ni mu gën a màggee ni mu gën a maturé kon loolu sénégalais yépp a ko war a ñaan comme ça ñu démarrer loolu ba nga xam ne ni président bu fi ñëwati day xam ne ni bu jàddee wala deful li taxoon ñu fal ko ñeneen dinañ ñëw imposer ko cohabitation ñoom ñëpp ñu bokk tabax réew mi continuer liggéeyal réew mi ñun ci loolu lañ nekk kon nañu Yewwi Askan Wi le 31 juillet seen liste bi lan moo tax yenn jeunes yi fasuñu si ku si mel ni maire bu Yoff Seydina Issa Laye Sam. waaw xam nga liste moom defar moom yombul Seydina il est suppléant mais yombul ñu ñu fa teg aussi est-ce que waroon na nekk quand même suppléant ñu fa teg aussi moom bi dem ba gagné Abdoulaye Diouf Sarr. waaw ñu fa teg xam nga loolu moo tax ma ne la ñun taxawu Sénégal du ay poste wala ay député ñun dañoo conforter Khalifa suñu papa la avant tout suñu leader la suñu papa la ñun ñëpp dañ ko conforter ne ko yow yaay defar liste yi te xam nañ ne booy defar ñun ñii ngay njëkk a dagg suñu ay bopp teg ñu ne le. mais pourtant bu ñu am yaakaar. pourtant am ñu ko doon jàppale ba mu nekkee kaso mais ñooñu. ñun ñëpp bëre fii instant yi dañ sore si liste bi. dama ne ñun ñëpp nee naa la ñun du poste moo tax ñu ànd ak Khalifa Sall ñun gëm-gëm moo tax ñu ànd ak Khalifa Sall te li ñuy ut 2024 la yii ay jaar-jaar la. 2024 la ak Khalifa Sall foofu mooy suñu objectif yii ay jaar-jaar la yoo xam ne dañ ci war a jaar te ala kulli àll ñu jaar ci looloo tax déggoo meeru Yoff parce que du ay jeunes yoo xam ne ni ñoom dara moo tax ñun dañ ñu former yar ñu ci ay valeurs socialistes yoo xam ne ni da ngay am désintéressement na nit ñi nañ la ko jaral yow nit ñi ñoo la war a jox wala yàlla moo la war a jox waaye du yaa war a jox sa bopp ñun ña nga ca loola ñun conforté nañ Khalifa yàgg na ne ko liste yi ñun moom xam nañ ne jarul sa ñuy espérer waaye Yewwi Askan Wi nga ko nar a jox lépp loo ci am ñoom nga ko nar a seet kon pas de souci ñun ak Khalifa Sall ba 2024 groupé bi bu jugee si ñu bëri di dal si Khalifa Sall moom mu ni tekk tekkaaral mooy yàqkat yi rek mais moom lu muy politiquer moom day toog ni tekk tekkaaral Khalifa Sall mais kilifa du bëri wax El Hadj mais am na quand même ñu nekk si ñu nekkoon ñu ko jege ñu ko doon reproché loolu façon muy politiquer ku nekk ak ni ngi lay yare président Senghor nekk na fi ba jóge fi kenn déggu ko ci yu amul fulla ak yu am fulla gis nga nit boo yàggee ci télé wala ci rajo ak yooyu da ngay soof nit ñi Khalifa loolu du jikkoom moom jikkoom mooy bu waree wax mu wax ci loo xam ne ni war na cee wax li ci des mu nekk sur le terrain loolu la gëm loolu la xam noonu lañ ko formé noonu la ko Senghor formé noonu la ko Abdou Diouf formé te ku xool ci ñaar ñooñu xam ne ñooñu du ay wax bu ne ñu wax ci donc Khalifa yëfam la ñun mën nañu wax nañ ñu bàyyi ak wax ñun loolu la ñu yàlla defal mais moom yàlla moo ko defal boo xam ne ni kilifa la kilifa nag li mu moom nañ ko bàyyi ku nekk ak li la yàlla defee moom Serigne Babacar la yàllaa ko def. mais alors soo leen bokkul ci élection législative yi fii si seen liste dama ne si Dakar
est-ce que doo leen gën a tasaaroo loolu c'est impensable. mais lan moo tax c'est impensable. j'ai dit li nga war a wax yow nee naa la. oui Malick la daloon Malick Gakou moo dal Benno Bokk Yaakaar looloo jar a wax foofu moo jar a wax benn parrain de plus invalide parrainage looloo jar a wax. mais pourtant am na ay spécialistes yoo xamante ne. dama ne ñaari cas yi bokkul. man dama ne c'est El Hadj yoo xam nga suñu réew mi fii El Hadj xam nga suñu réew mi ni muy doxee spécialiste des autres et des autres les spécialistes yi gëm yàlla yaakaar yàlla wax nañ jurisprudence la ñi nga xam ne ñoom yàlla kese te xam nañ ne ëllëg. ku si mel ne Moundiaye Cissé ONG 3D. dama ne jurisprudence maa ngi fi par rapport ak yéen. dama ne jurisprudence ngeen wax si Malick Gakou bokkul ak li xew quand même. dama ne benn la daa ëpp benn loi bee ko wax daa ëpp benn nee na bu ëppee sax benn dafa war a invalide boobu la ñu war a wax waaye Dakar moom ñun dañuy campagne ak Khalifa Sall ak Barthélémy Diaz ak ñoom Ousmane Sonko ba mu neex ñu yeewi askan wi. maa lay gërëm baax di la sant. Aminata Diallo la ngay jeexalee. di gërëm ñëpp di ñuy seetaan fépp fu ñu nekk ci àdduna bi. di ñaan yàlla militants yi ñu dal di wax sunu leader yi ñoom tamit nañu ànd ak dal nañu ànd ñun ñëpp macha allah ñu yeewi askan bi parce que loolu la ñu digge ak askan wi. ñu def li ñu digge ak askan wi ñu ngi woo ñooñu noonu ñoom le ministre Guirassy xam nañ leen. ñu baax lañu. mun a apporter lu bari ci réew mi kon nañu ñëw ñun ñëpp ñu ànd te man awma ci benn sikki sàkk xam naa ni sama sëriñ moom. dina wax ak ñoom sëriñ Mansour Sy Djamil. dina wax ak ñëpp ba ñëpp ñëwaat sur la table. jërëjëf juste en 10 secondes da nga raar. beneen yoon nag nañu xalaat jeunes yi. duñ leen ko baal. très bien si biir liste bi parce que jeunes yi même bu dul ay Seydina Issa ay ñoom ay dañaa ñun ñi ñëpp war nañ nekk ci place yu baax. très bien mais bii baal nañ leen beneen yoon ñu ngi xaar. beneen yoon ngeen di xaar. waaw bu boobaa tamit yeew yi gën a tas. déet du tas du mës a tas projet la bu dëgër. te sama sëriñ ma nga ca. ñoom ñëpp ñu ciy naan waaw. depuis lors kenn déggaatu la léegi da nga raar lu xew. c'est normal xam nga ñun comme ni ma la wax Khalifa dafa am nu ñu yare man dama bàyyi poste politique. maanaam Khalifa Sall laa nekkoon chef de cabinet de 2009 à 2017 ma yore poste politique à partir bi ñu génnee révoqué Khalifa dañ ma dàq comme chef de cabinet parce que man dama lié woon sama destin à Khalifa Sall. bi ma jógee assemblée nationale en 2017 dama leen ne dama ñëw mairie Khalifa defal ma contrat. ma ne ko contrat bi da nga ciy bind. à une condition ma nangu ko mooy da ngay bind ne mon contrat se termine à la fin du mandat du maire Khalifa Ababacar Sall. est-ce que dégg nga li ma la wax ñeneen ñi dañ cee bind à la fin du mandat du maire point donc maire bu ñëw dañuy ànd ak moom mais man maa jëloon responsabilité wu ne bu Khalifa demee damay dem parce que man ak moom ñoo ànd ñu àndaat dem utiwaat donc ñu dàq ma mairie Dakar ñu defaraatal ma embauche bu bees 1 an après ñu jox ma ne leen aussi bëggatuma poste politique léegi dama bëgg a servir les Sénégalais dama bëgg a wane man tamit li ma mën lu dul politique parce que Sénégalais yi xamee nañ ma politique ma nekk une spécialiste de la protection de l'enfant di liggéey ak madame le maire ma nekk ca loola ma nekkaale di jàng gis nga man El Hadj 1999 laa am bac 2000 parti socialiste daan Pape Babacar Mbaye yàlla na ko yàlla yërëm indi ñu maison du parti ne nañ toog ca escalier ñun pionniers xoolal ba 2006 ci escalier yooyu bu ñu xëyee chaque matin ñu ñëw toog foofu dem defi suñu ay activité jàngiwu ma profito di jàng ba am naa master 2 te tey nii le 31 mai bi dama war a rendre sama mémoire. kon sant yàlla man ci loolu laa nekkoon. léegi nag mémoire am na am naa métier am na mémoire bi pare naa ko sur les mutilations génitales féminines. maa nga ca loola. léegi nag après le 30 juillet ma dem utiwaat sama doctorat comme ça Sénégal ëllëg en 2024 ñu ne jigéen ñi ñoom Aminata Diallo yi jàngi nañ am na lu ñu wane ci Sénégal ñu mën a am yeneen. ci réew mi am na solo maa ngi lay gërëm baax di la sant bu nekkoon Aminata Diallo honorable député Aminata Diallo nekk coordonnatrice du mouvement Fal Khalifa mu nekkoon tey suñu gan si émission kennu askan wi Ablaye Ndiaye mu nekkoon ci réalisation bi ci son bi ki nga xamante ni mooy Torodo ci caméra yi Moussa Dia ak Cheikh Ahmed Tidiane Diouf jaa ngeen jëf.